salaamaaleykum mbokki xombol ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am mbégte ginnaaw bi ñu jóge woon Touba ci voyage boobu ngeen xam ni gis ngeen macha allah émission bi ni ko ñi ngi doon suivre bu baax a baax ginnaaw bi ñu ziare sëñ Abdou Karim Mbacke Fall bi ñoo ngi koy dolli ziar di ziar xalif généraux yëpp yu si Sénégal yëpp ñu ngi ziar aussi mbokki jullit yëpp tamit ak tamit di wax ni Pape Ndiaye ñu ngi koy remercier ci li nga xam ni wax dëgg yàlla teraanga bi defaral nañu ko foofu ci Touba ba ñu demee voyage bi man ak Papa Diaw mbokk yi kon tey seen émission gësëm tey ñu amaat waxoon nañ leen ko du leen ko bamtuwaat ki ni am nag invité de taille la kilifa la koo xam ni macha allah am na fi ndomba tànk fii ci diwaanu Xombol amoon na ko fi sax laay wax loolu lépp dinañ ko duggaat ci waxtaan ak moom pourquoi eggalewul pourquoi y a beaucoup de questions yu nga xam ni mi ngi koy xaar moom premier adjoint au maire de Xombol ñu koy wax Mamadou Ndiaye nga xam ni ñi ñoo ngi koy woowee maanaam ñu mi ngi tudd dëgg-dëgg Mouhamed Di Maguette Ndiaye mais ñu bari Mamadou Ndiaye lañu xam ndax moom lañ koy dàkkantal ndax nag bu ñu nee Mamadou Ndiaye bari na Xombol mais il faut nga teg ci premier adjoint pour xam ni Mamadou Ndiaye bii moom ngay seesi loolu tamit dafa am lu mu undu lu bari loolu dinañ ko creuser bu baax a baax incha allah mbokk yi seen émission gësëm tey si télévision Xombol TV ak Xombol Bénthiene sur le net moom tey ñoo seesi ki nga xam ne mooy père Mamadou Ndiaye ñu jox ko nag kàddu gi mu nuyoog askanu Xombol ñu soog a dugg nag ci waxtaan bi asalaamaaleykum. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi donc balaa ñuy dugg ci waxtaan bi ñu tàmbali waxtaan ak ñuy seetaan téléspectateurs ak téléspectatrices yi di tàmbali di sant borom bi li nga xam ne moo waral lii tey di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm suñuy waajur tey jii nag yàlla dogal na ngeen seet si ma lu may rafetlu lool di sant waa Xombol ñi nga xam ne ñooy seetaan émission bi dina xamal ne rek suma kéem te lay kàttan dinaa ci jéem ci waxtaan bi ngir ñu am ci dégg-dégg bu leen neex parce que wax yombul xalaat la ñu am ni ñuy am seen xalaat kon nag dàmbale rek jéemuñu offensé kenn lu ci dëng ñu ngi koy jégalu di ñaan yàlla mu jubal suñu làmmiñ ba lu ci génn rek muy lu rafet. jërëjëf mbokk yi émission bi tey dañoo boo leen xoolee ci affiche bi nga xam ne mooy moom la def am bande annonce bi yéen a ngi di gis ñu bind Mamadou Ndiaye écrivain loolu nag lu bees la ci waa Xombol ci ñu bari mosunoon a xam ni Mamadou Ndiaye dafay bindkat la waaye loolu lépp tamit moo tax tey émission bi ñu koy def ñaari pàcc première partie dañ koy def ci politique rek lañ koy yemale su jeexee ñu ñëw ci deuxième partie bi di livre bi nga xam ni Mamadou Ndiaye bind na ko mu nekk nii nga xam ni lu am solo la kon deuxième partie bi na ngeen ko xaar parce que lu am solo la ci li ci biir am na titre bu nga xam ni mi ngi noonu ngeen gis muy volontaire et vacataire yamul foofu mu teg ci et la grève des enseignants attention lu tax mu njëkk a bind loolu ndax li mu nekk éducateur a tax lan moo nekk ci biir livre bi pourquoi mu bind ko lu ko poussé ba mu bind ko deuxième partie bi ngeen koy am incha allah kon ñu dem ci première partie bi politique salaamaaleykum. waaleykum salaam. père lan moo la dugal ci politique à l'époque. politique li ma ci dugal xëy na mooy li ci dugal doomu aadama yëpp. ndaxte politique mooy defar sa société. gannaaw yàlla may nañu xel ak xalaat. ñu utiliser ko. jànkoonteeg askan wi. di dund li ñuy dund. ñu bëgg améliorer sunuy condition bopp ak condition doomu aadama yi. loolu yaakaar naa ne moo ñu dugal ci politique. te loolu lu noble la. mission la boo xam ne képp ku koy def te nekkoo sax ci parti yaa ngi politique. parce que politique mooy œuvrer pour développement sa réew. dëgg say askan. loolu dugal ci politique moo ma ci dugal. mais ban parti nga njëkk milité parce que am nga tamit jaar am na fu njëkk jaar avant ngay egsi fi nga xam ne moom nga egsi ban parti nga njëkk milité. waaw parce que man ñu ma xam ci PDS parti maître Abdoulaye Wade mais foofu du samay jëkk sama tànk yu jëkk ci politique.
parce que sama tànk yu jóg ci politique booba maa ngi université donc dans les années 80. ok c'est là de militer ci parti bu ñuy wax ànd jëf. ànd jëf PADS te Landing Savané mi jiite ko ma nekkoon ci ak samay promotionnaires yoo xam ni ñu ngi ci yëngatu ba jamono jii may wax ak yow ñu ngi ci ma dëkk ak ñoom ñu bokk néeg xamante depuis le lycée ñu ñëw université bokk chambre relation yi ñu amoon moo continuer ñu bokk chambre activité politique bi gën a dëgër à l'université parce que xam l'université xam ne foofu c'est un cadre de formation waaw c'est un terrain purement politique parce que tous les partis sont représentés là-bas da ngay wax sax ba structuration parti dañ la naan les jeunes de tel parti les jeunes de tel parti les jeunes de tel parti kon nag ku def ba nekk université yaa ngi ci milieu bi waaw kon nag loolu vraiment dafa gën a dëgëral sama yëngatu ci parti boobu. mën nga noo wax ñaata at nga fa def. bon mën naa ne peut-être ay 2 ans laa ci def. pourquoi 2 ans. waaw pourquoi 2 ans c'est un peu court, parce que tamit parti am na loolu ci dugal comme ni ma ko expliqué léegi mais aussi parti c'est pour la conquête du pouvoir. ok maanaam boo yëngatu ba nga ëllëg. nga nekk président de la république. ok parce que képp ku créer parti politique boo xoolee. du Sénégal mais ci àdduna bi. ña jiite réew ci àdduna bi yëpp seeni parti politique la ñu yore. donc ku créer parti politique sa ambition mooy d'accéder au pouvoir. waaw mais bi ma defee lecture xam naa ne idéologie parti bi ci jamono yooyu. ànd jëf amoon na idéologie bu baax. mais pour accéder au pouvoir dafa laaj mobilisation des masses. mais boo ko tegoon ci balance jamono yooya. nga jël ko ak. ñoom Senghor ñu fi nekkoon si nga xam ne parti boobu mënagul woon accès au pouvoir. léegi nag dama gisee Maître Abdoulaye Wade bi mu créé parti am daa may dégg doxal ba jamono ñëw ma def lecture parti PDS Maître Abdoulaye Wade dugg ci sama xol programme am ànd ak samay idée ma dugg ci parti bi muy PDS. mais nag j'étais pas très actif. pourquoi comme un bon militant. ci PDS. mais après nga kalaate porte bi ñëw mais ba ngay dugg PDS da nga ñëw jënd carte de membre wala dafa am foo jaar nga dugg ba fii. may jënd PDS dama am carte de membre. ku la ko jaay. sama carte de membre PDS. waaw Serigne Fall Jo moo ma ko jaay. Jo Fall moo la ko jaay. Jo Fall. moo la convaincre daal. parce que non c'est-à-dire pour ma actif. parce que Jo Fall fekk na ma ci PDS. ah bon day yëngatu PDS ma yëngatu PDS. mais activement maanaam. yow man bi may nekk PDS noonu activement dama nekk PDS nii rek comme ni un simple militant. buñ la soxlaa élection nga dem woote wala yooyu daal. noonu laa ci doon dundee. mais jour nekk sama xarit ñëw xombal am ay ambition téye parti bi ci xombal comme sama xarit la. li muy wut ma yéene ko ko. xam ne bu jàppalee yàlla mën nañoo defal sutura mu nekk meeru xombal loolu moo tax ma ànd ceeg moom donc relation amitié moo dox sama diggante ak moom ba tey jii di nga ko xam parce que bu ñu duggee ci deuxième partie mais du gëm-gëm quoi du gëm-gëm dafa mel ni moo tax nga dugg ci PDS mais xaritoo ak Jo Fall moo la dugal ci PDS. déggoo li ma wax de non déggoo wax bi de. waaw allez-y dama ni dama bëgg mu leer ci askan bi. déggoo waaw yow yaa déggul wax bi dama ni Jo Fall bi ma yëngatu ci PDS. moom mu ngi yëngatoom may yëngatu sama yëngatu. lépp ci PDS. ci PDS mais du lu ñu formalisé yaa ngi dégg moom bi mu ñëwee yore parti bi laa la wax ne ci laa commencé am activité bu ñu wax ne kii militant PDS la. c'est mën naa laa romb di dem nekk PDS. c'est que li ma mën a comprendre mooy. ci lu ñu formalisé c'est-à-dire est-ce que Jo mooy formalisé wala PDS moom mooy. PDS ci boppam parti en tant que parti structuré moom mooy war a. vraiment ku dugg si da ngay di nga actif quoi. waaw lu ñu formalisé waaw lu ñu formalisé mooy. pourquoi nga wax loolu. li tax ma wax formalisé. waaw mooy danay dem réunion. ok bu PDS amee réunion. damay dem réunion. ok bu ñu taxawalee AG. pour def bureau. waaw dama bokk ci AG. wala ay renouvellement yooyu quoi. ñu fal ma secrétaire administratif PDS. yow man. ok
li ma nekk ci PDS yëpp. secrétaire administratif PDS laa ma sa nekk. ok waaw. Jo moo nekkoon secrétaire général bi. ok yaa may dégg Babacar moo nekkoon secrétaire général adjoint. ok parce que dañ doon def jamono yooyu. bu ku jiitee fii beneen quartier mooy ci topp. ok yaa may dégg. loolu moo indi sama militantisme ci PDS. ok léegi ñu yëngatu ñu xam ma. ñu xam la bu baax. ci biir PDS. waaw ok ñuy dem di dem Jo Fall suñu borom moom ko léegi après sa relation. ak la Jo Fall suñu borom moom ko. ñun suñu parti ñu ne dañu jàppale Babacar. yéen ñëpp si d' accord. ñu d' accord ci jàppale Babacar. yéen ñëpp si d' accord. ah ku bañ ak ku bañul l' essentiel jàppale nañ Babacar mu jiitu ku ci nekk yaa am sa opinion personnelle. par rapport à l' ascension de Babacar. mais man sama wàllu bopp. je l' avais soutenu. loolu moo am solo daal ma concerne. yow daal jàppale nga. jàppale naa ko. ok ni ma doon jàppale Jo. ok waaw ma jàppale ko def ci sama ñaq def ci sama lépp. mais alal bokku ci. sama alal sax def naa ko ci. ah d' accord. waaw sama alal def naa ko ci parce que bon on passe l'éponge. waaw pourquoi on passe non non bëgguma. waaw mais d' accord non non attends man par sama principe. waaw yaa ngi dégg je ne peux pas faire étalage de ce que j'ai fait. ah d' accord voilà d' accord loolu mooy principe mën na la ko may quoi. voilà mais mais loolu daal waaw mën na la ko may. waaw léegi ñu dem nga accompagner Babacar Ba en 2002 incha allah. en 2002 suñu borom def ngeen accès au pouvoir. waaw naka ngeen gérer naka ngeen fexe ba gagné te boobu amoo leen doole jooju nekkoon opposition lan moo xew ba moment boobu ngeen fexe ba accès au pouvoir. waaw yan pexe ngeen teg. xam nga loolu dafay nekk loo xam ne lu yomb a comprendre la. ok parce que à chaque fois moom un pouvoir fin de règne am. ça s'annonce. waaw avant ñu egsi ci fin de règne nañu non dama expliquer rek. waaw ci li ma laaj laa lay tontu. ok dama ni pouvoir bu am. waaw waaw c'est vrai. pouvoir bu am. pouvoir ba fin de règne am. waaw balaa muy agsi si yoon wi day day annoncé day annoncé wu. waaw c'est vrai. temps yooyu dëkk bi c'était le règne du parti socialiste. ok ak suñu papa Maguette Sène yàlla na suuf sedd ci amiin kawam. amiin amiin moom nekkoon ci dëkk bi. boobu ay tout tànk ngeen. mais xam ngeen ci histoire si Xombal. si buñ demee ba lu bari xew fii. ba man organiser naa fi benn marche ci Xombal. c'est initiative. sama initiative ñu organiser marche ak PDS waa PDS. ok ñu def marche mu jur lu doy waar ci dëkk bi. yaa ma dégg kon ñun demoon nañu ba xam ne pouvoir bi dafa war a changer te boobu aussi amoon na adhésion population parce que ñun boobu amuñu dara. ok on n'avait rien du tout. effectivement. waaw suñuy pexe ak nit ñi bëgg changement rek moo ñu indi. ak lu yàlla dogal. dafay mel ni Abdoulaye bi mu ñëw en 2000. population yi ñoo doyaloon ci pouvoir socialiste. ok par ko allez-y. yaa may dégg en 2012. président Macky Sall di ñëw. la même chose maire yi succédé wu ci dëkk bi aussi. noonu lay demee noonu lay demee. ok kon loolu am na solo. loolu mbokk yi ba tey yéen ngi seen émission gësëm tey ñu am gan gu maga premier adjoint ex-premier adjoint au maire de Khombole monsieur Mamadou Ndiaye nga xam ne moo fi nekkoon premier jëwriñ bu maire Babacar Ba. Babacar Ba ñoo ngi ko ñuy de passage ba mu fi nekkee kii moo njëkk a nekk premier adjoint ñu àndoon 5 ans wala 12 ans dama bëggoon xam est-ce que Babacar Ba seen 5 ans yu njëkk yi naka ngeen ko dundee yéen ñaar en tant que premier adjoint. waaw Babacar suñu 5 ans yi ñu ko dundee on a cheminé ensemble sans difficulté majeure. ok waaw amuñu problème daal yaa may dégg ñoo gérer dëkk bi. te suñu empreinte ci dëkk bi mu ngi fi. tekki baaraam. waaw les 5 ans. 5 ans yu jëkk yi laa wax li ma dund man. loo teg sa baaraam. waaw parce que 5 ans yu dund yi man. laa dund yu jëkk yi. waaw moom laa dund pleinement. ok léegi votre entreprise. waaw sa empreinte. empreinte yi ñu def ci Xombal. waaw teg si baaraam acca. ah marché baa ngi nii moo ñu gën a jege. non première tranche ngay wax. daa may dégg tranche marché bi waaw du ma ne marché bi rek. waaw mais dañuy wax première tranche rek parce que yéen ñu dig deuxième ba léegi gisaguñ ko. waaw ba tey dañuy wax mais ñun nekkatuñ fi pour dig leen deuxième. waaw mais allez-y. xam nga nekkatuñ fi pour dig leen leneen. waaw première bi première tranche waaw. première tranche marché baa ngi fi. tali yi goudronné yi. si mu ngi fi. oui les écoles là. les 2 écoles da ngeen ko réfectionné ah. les écoles da ngeen ko defaraat rek. non. école da ngeen ko defaraat rek réfection bi wax. réfection kay mooy lu ñu defaraat. mais boo jëlee photo école yi ni meloon. waaw avant ñu attention avant ñu koy defar ak tout de suite. léegi actuellement. mais non am na différence moom.
am na différence Si, moo si. la wane ne am na lu ñu fa def. non d'accord nañu moo tax ñu réflexion. waaw noo ko tuddee rek mais defaraat nañu. non yéen ñu wax loolu yéen réhabilitation lañ tudd lañ wax on a réhabilité les écoles. ok allez-y. daa may dégg tabax fii defaraat mairie bi ci biir mairie bi état civil def nañ fi lu yéeme loo xam ne kuy romba doo ko xam. état civil. état civil bi. ok archive état civil dañ koo defaraat. man maa doon. yaa nekkoon officier d'état civil officier bi oui. j'étais parti au tribunal de Thiès. ñu indi archives yi nekk foofu. oui ba ay années très reculées. ñu ñëw def ko fii ba nga xam ne am na année yoo xam ne boo soxlaa sa pièce d'identité tu n'as plus besoin d'aller à Thiès. fii nga koy fekk mais loolu nit mënu cee teg bëtam nii. yéen a ko liggéey. ñoo ko liggéey. pourquoi nit mënu cee teg bët. non mënuñu mënut parce que yow. waaw. je n'ai pas né vers les années 30 peut-être. pour C'est am vrai, c'est vrai. papier. Waaw. yoo war a wuti ci Thiès. Déedéet. ñu di la ko seetal ci archive yi. c'est vrai. waaw ñu ko. non c'est vrai. waaw loolu la yéen ngeen fexe ba mu ñëw xam. ñu fexe ba mu ñëw xam. loolu loolu lu am solo. mais loolu nit mënu koo gis. yow. ah c'est vrai. leneen. ak leneen. stade bi. stade bi ñu ko Stade bi. bëree nawetaan. stade bi loolu ñu def. def nañ fa dara. lan comme lan. tribune ba ko defar. tribune ban bii. waaw. à l'époque quoi. ah yaa ngi wax bu ñun muy la bees quoi. ñun la waaw. waaw allez-y. ñun la ak yeneen ak yeneen. grille de protection je crois. waaw yeneen ak yeneen grille de protection yi ci la. versé da nga ko fàtte. ah vestiaires yi. ma dimbali la tuuti. xam waaw naa ni ne ko fàtte nga. kon defar nañu daal liggéey nañu. mais Pointe de Dara kan moo ko. te dama lay waxal. Pointe de Dara ku ko defar. dama ci dolli Pointe de Dara bi ñun la. À l'époque. tool bi fële. waaw ñun la. ok. dama la bëgg a xamal ne ñun li ñu fi def. Hum. maire yi ñu remplacé sax kenn defa ko ci ceer bi. ah bon. maa la wax. yaa ngi jàkkaarloo. maa ngi jàkkaarloo xombal béykat laa jàkkaarloo. fi lay tàngee de. li ñu fi def. kenn defu ko fi. man maa la wax lii et je l'assume. wala lan moo indi loolu. lan mooy si vision peut-être bokkuñu vision peut-être. ok waaw. vision moom. ñun vision maître Abdoulaye Wade lañ fi indi. ok. moom la ñu doxalee. waaw te Abdoulaye bi mu ñëwee ci réew mi tout le monde disait que góor gi. waaw yeex nga ñëw jot ci yow. waaw n'est-ce pas. réalisation yi de moom ci la ëpp moom. waaw vraiment. ñun tamit. bi ñu ñëw vision lañ yore. ok. indi suñu plan teg ko. oote assainissement. waaw. un forum. ñu dégager les points prioritaires pour Xombol defar fi plan d'urbanisme pour Xombol. mais forum boobu ñëpp ñu waaw. xamul waaye ba ñëwoon. fees la def assainissement. ok waaw. ñaata jour loolu. donc benn journée la woon. benn journée loolu. ok. oui ñu investir fa xaalis bu bëri. investir waa Xombol yëpp. ñu dégager fa ay priorité le plan directeur. plan directeur. ok ñoo ko indi Xombol amu fi woon ah. lan mooy plan directeur. bu ko defee Plan directeur mooy maanaam, lan mooy plan directeur. plan directeur mooy loo xam ne looy tracé la daal yoon boo xam ne daal maanaam. da nga koy tracé di ko suivre daal maanaam mu agrégé maintenant ok secteurs yi yëpp yi am ci. secteurs yi war a am yëpp. pour le développement d'une commune. c'est-à-dire de 9 domaines de compétences. voilà yi pour transféré domaine yëpp ci commune yi mu nekk ci biir mu nekk ci biir. très bien. bu nekk ngeen koy suivre. ñu koy di ko suivre. pas à pas. voilà ok loolu def nañ ko. ngeen am réussite bi. te am te réussite boo doon noté sa bopp premier 5 ans yi looy may sa bopp. man ah mën naa def peut-être. bon Sur 20, 15 sur 20. 15 sur 20. waaw mën naa def 15 ah sur nga 20 mooy na. waaw 15 sur 20 parce que aussi il y avait des attentes yoo xam ne. population yi xaaroon nañ ko ci ñun. oui xëy na defuñu ko. ok amoon nañ yeneen ambition yoo xam ne amuñu moyen réaliser mais ko. may nga sa bopp daal 15. parce que xombal. amul moyen. ok xombal amul moyen. waaw c'est vrai léegi gare routière ñu am état civil. waaw. loo bëgg a def fii da nga koy jéggaani fond de concours. loo bëgg a def da nga koy jéggaani. ok yooyu de moom. waaw fond de dotation fond de concours Concours état la. ak yeneen structures yi nga xam ne dañuy accompagner dañuy collectivités locales yi. ok. waaw il faut nga mën a am entre gens mën a lijjanti. sa loxo gudd. pour yow sa loxo gudd. waaw pour nga mën a indi ci su dëkk guddul daal du sotti. du sotti. ah bon. waaw bu dafa mel ni yaa ngi menacé booy yi fi nekk waaw. moment bi di képp- bëgg dëkk bi. képp mel ni ku bëgg yaa dëkk ngi yaa ngi leen di menacé de. képp ku bëgg a dëkk bi. Ah. fexeel ba am doole lijjanti partenariat waaw doole déjà. doole lijjanti partenariat. Nga am ko. am loxo bu gudd. kon léegi nga ko war a tàmbali dafa mel ni ñëw léegi dañoo war a lijjanti. ñu ngi ci am na ñu ci ne. ah bon. waaw tegal sa baram dinañ ci egsi léegi ñu premier 5 ans may nga sa bopp 15. waaw nga accompagner Babacar Ba. waaw. mu rafet lool. deuxième 5 ans yi ñëw mais est-ce que ànd nga ak moom ci 12 ans yi bu mu jeex wala àndoon moom ci 12 ans non bu mu jeex. dégg ko sama biir wax naa la 5 ans yi laa assumé mais beneen 5 ans bi moom bokkoo ci woon. beneen 5 ans bi bokkuma. mais lu tax. waaw parce que dem nañ ba bon ci biir relation yi dem nañ ba après ñu am problème tu sais que après Babacar mairie bi kan moo nekk après
adjoint. Assis. Assis da nekk na fi. waaw mu nekkoon adjoint ak kan. ak Maodo Mérifa. voilà. waaw ñaar ñooñu de moom nekk nañu. ñoo nekk adjoint ma nekk sama adjoint. waaw kon nag loolu wane na ne amoon nañ différent. waaw lu tax loolu lan moo indi loolu premier 5 ans bi nga nekk adjoint bi ngeen liggéey 5 ans ba ngeen may sa note bi nga may seen bopp muy 15 sur 5. sur 20 astafurlah. 5 points rek manqué la nga am 20 sur 20. donc ñu ñëw deuxième kii bi ma defoon dafa waroon gën a dëgër ànd bi dafa waroon gën a dëgër gën a sincère gën a voilà mais lan moo indi seen tàggali ko. waaw xam nga li ñuy indi suñu tàggaloo. bon du ma ci dugg. waaw au fond mais nag ñu ci may tuuti. du ma ci dugg rek parce que. boo xoolee yàgg nga maa bëgg. jël pour ma ñëw émission yi. dëgg la. ma ne la Jules loolu du ma ci def. tey li tax ma ñëw sax. livre bi moo ma indi. waaw moo lan laa la waxoon xam naa ne il faut nga njàmbaar ci politique. lan laa la waxoon. xam naa ne nga ci njàmbaar ci politique lu mu la waxoon. di nga ma ci wax. mais lan laa la waxoon di nga mës a ñëw. ne la di nga mës a ñëw. di nga mës a ñëw yi. l'histoire m'en donnera. yàlla dogal na ko tey xam nga yàlla dogal na ko tey. l'histoire m'en donnera. waaw xamoon naa ne yu di jaari ndaar yi. waaw noonu lay wax ñeneen ñi. waaw ku rasu yi bis dina ñëw di nga ñëw. ah oui parce que fii la ak kafe gi fii lay tàng. fii la te fii la lay seetaan. day leer rek yow leer na la. léppay leer. alhamdulilah waaw. allez-y. suñu différent. du ma ci dugg li tax ma du ma ci dugg. ku ne am nga sa ay raison xëy na man je peux évoquer des raisons yoo xam ne. waaw du bokk ak Babacar raison yi muy. waaw évoqué. waaw yaa ma dégg. ku te ne yaa xam mais man sama wàllu bopp. la ma sama raison. maag Babacar réglé nañ ko. on a réglé ça. si naka. man ak moom toog nañu Babacar man sa papa yow. non fii moom race laa fi soxla fii soxla. sa papa laa wax Racine Ba fii Racine Ba ngay wax. d'accord suñu paree ci émission bi lay nekk papa mais fii nekkul papa. Racine Ba ba wax la Racine Ba. waaw man donc. le maire Babacar Ba. Racine Ba ak Ndiaga Seck. Ndiaga Seck bii sa xarit. sama xarit. waaw ñoo toog ñu régler problème boobu on l'a vidé pour man c'est derrière nous. boobu jeex na mun daal waxtaan ngeen ci ba. c'est derrière nous. voilà loolu moo am dëgg ci yéen. dootuma ci dugg. kan moo am ci dëkk yéen ban dawalee ay. bañ dawal dëgg c'est-à-dire par rapport à. maanaam ba ngeen amee problème ba mu ut sa place mu am ñeneen ñu fa wutu. ba ngeen ban dawalee tuuti yow gis nga ni fa nga nekkoon yow yaa fa gënoon ki nga fa remplace wala ki remplace moo la fa. mais man li ma la tontu sànq dégguloo ko xanaa. dégg naa la kay. nee naa la ñun jaar nañ fi. ñu topp suñu gannaaw yëpp dañu fi def defuñu ko. waaw kon tontu naa la wax nga ko de. tontu naa la oui c'est vrai. waaw te dama koy assumer ba tey jii. waaw mais parce que. boo waroon ci dëkk bi nga def sondage li fi ñeneen ñi fi nekk def ak ñun. lañ fi def mais c'est pas la même chose. mais père li taxoon nga claté porte bi leen rek la woon c'est vraiment poste premier adjoint bi ñu changé woon ci yow nga gis sa bopp claté sa bopp yow da nga bëggoon rek toujours ñu la fay maintenir quoi c'est-à-dire dafa mel ni yow da nga gis ni daal yow affaire bi waroo ko bokk kenn yow rek c'est-à-dire loolu moo la permettre yow nga claté porte bi parce que loolu moom bokk nañ ci li ñu am comme élément yi ñu la mën a jox pour nga mën ci indi ay réponses ay tontu waaw wala déet. déggoo ma ne la li ma booleeg Babacar. am na ay non poste boobu moom ci la. déggoo ma la am na ay argument parce que tàngoon na trop seen waxtaan woowu. ci déggoo ma la kër Babacar Ba jour boobu mën naa la wax ñu ko fekkee xam nga da ngaa lim ñu fekke woon seen waxtaan ba ngeen vidé ko. kër Babacar nga wax si kër Babacar waxtaan ngeen fa ba ngeen ni ba ngeen di former seen bureau bi di war a xëy di dem élection pour ñu war a dem maire yi pour ñu war a fal maire beeg premier adjoint tout ça mais vraiment waxtaan yi foofu tàngoon na jëf. waaw mais dama lay jox. d'accord dama lay wax ne yow renseignement yi nga am dara baaxu ci. ah bon. parce que jour boobu. maa nga foon ci réunion bi. waaw kër gi bi sànq rek ñu doon defee réunion bi. waaw man jëluma parole. waaw réunion nañ ba pare man je n'ai pas pris la parole. waaw kon nag tàngaay bi du ci man du ci sama boor peut-être. mais yow ne woon nga candidat nga. ca mairie ba. non mais ci foofu waxoon nga leen ko. ca mairie ba. mais foofu kon da ngaa noppi denc taaj sa paaka. dama noppi rek. xam ne li nga xam yow. waaw xam ne loolu il faut ñu xam ko. waaw ñoom xam nañu loolu parce que nga noppi yeeru rek. déggoo ma la ñoom xam nañu. te mënoo am courage wax foofu ni leen man candidat la. du affaire courage affaire ñàkk courage déggoo ma la. le contentieux là man xam naa li tax ma doxale noonu. je l'ai fait c'est terminé. li ma poussé ba ma def posé sama candidature. parce que foofu Babacar Ba dafa yëkkati kàddoom wax ni associé mooy sama candidat. effectivement. kon am naa information wala boobu baax na wala baaxul. kon mais boo nee mais bii baax na. non kër Sankharé bi il faut ma nëbb ko pour mën a wax loolu parce que da ngaa bëggoon a rasu faaw ma wax la kër Babacar nga indi ma kër Sankharé loolu rek moo ma dugal ci loolu. léegi nañ avancé léegi Babacar Ba ba mu annoncé nii associé mooy sama candidat. je n'ai pas réagi. non mënoo réagi parce que si xëy na peut-être am nga relation yoo bañ mu yàqu. yaa ngi doon am loo doon sauvegarde. muy lan. non na leer ay famille non relation familiale peut-être relation say relation yaa assise yaa keneen ak keneen bëggoo mu yàqu peut-être ñu naan kii li ñu choisir assise tax mu wane boppam tout ça moo tax nga noppi mais le jour ji da ngaa yëkkati sa loxo nekk candidat.
le jour J je maa yëkkati sama loxo. mais avant le jour J xamoon nañ candidat nga doon parce que yaa ngi doon campagne. waaw ba tey mais mënut a nëbbu. d'accord nga yaa ngi doon campagne. xam nga mënut a nëbbu. waaw yaa ngi yàgg naa si ba sax àndoo ñu woon doon campagne. à l'époque. Souleymane. non dañuy waxtaan rek. dafa mel ni yaa ngi ba ànd ngeen di campagne. wala dama jóg foofu. Racine ànd nañu. man ak moom attends loolu lu ñuy nëbbu. allez-y. loolu waa PDS xam nañ loolu. kon allez-y. yaa ngi dégg kon am naa information yu baax yi. déedéet information bi ma ne baaxul. mooy bu kër Djibi Sarr la mooy waxtaan bi ñu doon wax waa PDS. alhamdulilah pour préparer l'élection du bureau municipal. kon yi si yëpp baax na merci. loolu laa la ne. man jëluma sax parole foofu. voilà allez-y. yaa ngi dégg dañoo pare rek génn. mais Babacar umpulewul woon nekk man je serai candidat. ok moom ci boppam. waaw parce que man j'ai toujours joué franc jeu avec lui. Oui. parce que man sama nature moo mel noonu. du ma joué ak cache-cache. c'est que li jaaxal ñëpp ngeen muy foofu. waaw wax yëkkatoo sa kàddu. man wax ne candidat dafa ndànk man du ma ci mbooloo ma quoi. non loolu structure la ñu yoree. waaw dafa ndànk structure la ñu yoree. waaw structure bi a décidé de faire telle ak telle chose. daa may dégg man sama xalaatu bopp maa ko am la structure ba d'accord li tax d'accord ma ci. maa ko xam. ok yaa may dégg maa ko xam mais la ma xam man nëbbu ma ko Babacar comme bara nga ni ma la wax. non li nga ko wax lenn mooy. li nga wax Babacar bi ñuy seetaan li nga ko wax lenn rek la mooy pourquoi ma nekk premier adjoint ba pare nga ñëw di ma remplacer keneen. non non xam nga li ma la pourquoi loolu wax bi du foofu non mais wax bi du foofu maanaam li ma la ne Babacar xam na ko mooy que ni xam na ne buñ demee maire yi dinaa candidat parce que man je joue franc jeu avec lui. j'ai toujours parce que da nga bëggoon a maintenir sa poste premier adjoint bi loolu rek moo la intéressant. Souleymane dégg lu ma la yow bëggoon ñu jëlee la foofu. xaaral ma wax la même deuxième adjoint bi aussi proposé na la ko je crois wala. je n'étais même pas candidat au poste de deuxième adjoint. mais premier dañuy def élection bi. premier adjoint lañu wax ma yëkkati. waaw deuxième adjoint. je n'étais pas mais si négociation yi waxtaan bi mosuñu la wax ni la baal ñu jox astuce première bi deuxième bi ñu jox la. dégg lu ma wax la man dama la bëgg expliquer. que ne man bi may dugg ci politique. Jo Fall laa doon jàppale. pour qu'il devienne maire de Khombole man ma suma ambition ci maire Khombole. ok yaa ngi dégg. liñ naan ku topp ci nit sa bët mu ngi ci chaise ba. waaw mas sa nekk sama objectif. ok maire Khombole bi yàlla moo ma tiim. mosuma am xalaat ne. war naa toog ci chaise Babacar bi. ok xëy na nag nit ñi war nañ mën a yaakaar loolu ci man. waaw lu tax loolu. non dama tëddul sama ambition daal. bëggoo nekk maire Khombole. non maire bi ba adjoint maire bi ma nekk c'est accidentel. ah bon. dama toppoon ci Babacar. dama adjoint par défaut. yaa ngi dégg dama toppoon ci Babacar. affaire yi jot nit ñi am ci man confiance. yaa ngi dégg fal ma adjoint au maire. ok waaw donc li nga wax nii. adjoint au maire par défaut. oui moom par défaut. mais ça n'a jamais été relation ak Modou Mbéri Fall. Modou Mbéri. waaw relation jàmm sant lañ am. xombal c'est tout. fu ñu daje on se salue. ay waay ngeen daal. on se salue. sa relation Babacar jusqu'à présent mi ngi dox naa. Babacar ñu ngi déggante rarement pas fréquemment mais ñu ngi déggante. rarement nag. dafa mel ni su la wax da ngaa découragé ci politique. non déggoo li ma la wax politique mas na nekk sama ambition. kon yow fi ne nii. man jàngalekat laa te depuis élection municipale ya ba ma jógee ci mairie bi. sama tànk ma taxaw ci réunion politique. du meeting du AG du dara loo xam ne ni sama tànk taxaw na fa ma fay joxe sama xalaat benn yoon de laa xam ne loolu arrivé na ma. te daf ma arrivé comme ça accidentellement. xam nga dañuy toog fii di waxtaan ci fi may toog grand place noonu. Mëgëy était de passage booy toog ñuy waxtaan Mëgëy booy. waaw mu toog di waxtaan ma toog ci foofu déglu seen waxtaan. nga participé ci. rek boobu laa la wax de depuis jataay boobu laa toog. nga participé ñu ne lii non pas participer. toog daal fekkee quoi. waaw ñu ne la jataay bii. boobu ma la wax nii ci laa mas a toog muy jataayu politique. parce que en ce moment il faisait son entrée politique daal xam nga. ok dans les quartiers. di dem def visite de proximité. seet si na la seet si na la. Mëgëy. oui seet si na ma du yoon Mëgëy sama rakk la. ok non xam naa loolu mais non ñun waxuñu ay rakk ak i jarbaat ak yooyu dama ne ndax seet si na la. ah mais bien sûr politiquement la man homme politique laa. waaw seet si na la ba léegi jusqu'à présent homme politique. déggoo ma la caractère maanaam du ma caractère mais statut homme politique lañ may jox. ba léegi nii mais bien que man dootuma politique. bàyyi naa politique. non li ngay wax ni archive la bi. bàyyi naa politique depuis ba ma jógee ci mairie Khombole. dootoo ak jàppale kenn. mosuma jàppale kenn mosuma jàppale kenn damay yore sama carte électeur
dem ci urne ba choisir ki ma neex ma dugal ko muy élection présidentielle muy élection législative muy élection locale jàppale wu ma kenn je suis en bon terme avec tout le monde merci képp ku prétendre ci mairie Xombol bii yaa ma dégg yéene naa la ko ñi ma fi xam ñu bëgg mairie bii ku ci ne xam naa say capacités ils sont aptes à diriger la mairie. boo doon choisir si ñoom ñoom aw ma choix je ne choisirai personne je choisirai le jour du scrutin. waaw d'accord choisiroo kenn aussi mais dañ lay laaj bu mujj bi xam naa ni. il fallait que ñoo ngi jeexal politique bi sànq si biir wax ne nga ku nekk yor dëkk bi il faut nga am loxo bu gudd yaa ko wax sànq. waaw il faut nga yor loxo bu gudd parmi les gosses là kan nga gis ni moom moo am loxo bu gudd bi si ñoom ñii di laaj dëkk bi moment bi. non c'est-à-dire je ne ferai jamais. koy gis ni koo am yaakaar ci moom ci loxo bu gudd. ci ñoom ñëpp laa am yaakaar parce que gis naa seen doxin gis naa leen tuuti ne tuyaate def nga fi activité yoo xam ne. wane na ne am nga ay partenaires ñoom ñëpp. ok ñoom ñëpp laa wax. wane nañ sans exception. ok wane nañ ci seen jëfin ci seen i manifestations ñuy def en direction des populations de Xombol. ku ci ne. jëfin boo xam ne wane na ne am nga ay relations. c'est bien loolu la ñu conseil ñu jeexal foofu. ñoom waaw ñoom ñëpp. lu ma leen di conseillé ñu soxla dëkk bi waaw. ñu bëgg dëkk bi. ak fi dëkk bi toll. ñu góorgóorlu bu baax. politique yombul. c'est un terrain glissant. c'est une course ce n'est pas une course de vitesse. mais marathon la. fond la de. waaw fond la course de fond la. kon nag nañu. aiguiser seeni armes. naa ma dégg dem ci population yi bañ a xeeb kenn. te ñoom ñëpp ko bokk li ngay wax. li may wax ñoom ñëpp ko bokk. bañ a xeeb kenn. yaa may dégg wuti seen i partenaire dolli ci li ñu yor. ok parce que Xombol amul ressource suñu dëkk la ñun ñëpp. ok ñoom ñëpp nag vraiment ama ci xaar ma yàlla ci kenn. bëggoo kenn megale daal yow. ku ci ne daal bëggoo kenn megale ci quoi. mën ngaa yore dëkk bi daal bëggoo kenn megale ci. dafa mel ni non kenn du ma ci mere parce que. non dañuy waxtaan bëggoo kenn megale ci moo tax nga boole la ñu mel ci benn pañ. dama lay jox exemple rek. pour firndeel man li ma lay wax. waaw Facebook. ñi fiy def ay activité ci dëkk bi bari na ah yow léeg-léeg nga def sax dara. boo xoolee. si lu may bind. waaw xam naa li nga. damay apprécier jamais félicitations. effectivement acte à réitérer et cetera. vraiment man noonu moom. dama koy defal gis naa ko lu bëree bëri. waa dëkk bi yëpp nag. ok képp ku fi def lu baax rek. di nga ko apprécier. dinaa ko apprécier. d'accord mais baa ko def safaan di nga am fiitu taxaw ni ko li nga def ci yoon. man nag fi mu ne nii. côté boobu dama ci téye sama bopp. parce que man damay bind Facebook. ok waaw du la ngay bind. dama ciy bind lu bëri mais national ngay bind mais local mosoo ci bind. national laay bind. mais local pourquoi mosoo ci bind. déggoo la moo la li mu lay suivre yëpp doo bind local. damaa retiré wu ci local. ah bon. waaw local bi. sama carte laa yore. ok war a dem ci urne ba voté. moo tax amoo conseil boo jox Pambu. muy Pambu. non amoo conseil boo ko jox. muy keneen ak fi ñu toll nii dëkk bi. Pape sama grand la. xam nga lu waa nga ne. Pambu. sama mag la moo ko jox conseil. dëkk bi ak ni mu toll lu ma ko joxee ci télévision. ok sama daal laay sol. dem ba këram. waxoo toog ak moom te toog naa ak moom ay yoon. sama grand frère la du politique. sama grand frère la sama livre bii. boo ko ubbee. Mbagnick Mboup mu ngi ci biir. non ubbi nañ ko. boo ci tolloo. ubbi nañ ko Mbagnick Mboup mu ngi ci biir. ok merci beaucoup mbokk yi jërëjëf loolu moo nekkoon première partie émission gësëm bi nga xam ni defal nañ ko kooku di premier adjoint au maire nga xam ni dégg ngeen ni mu wax na ne bàyyi na politique jeexal na dootul jàppale kenn day bàyyi ba jour ba mu dem voté bi loolu tamit Mamadou Ndiaye moo wax loolu. wax na dégg ngeen waxtaan wi jaaram ak Babacar Ba fa mu jógee ci AJ/PADS Jofal dugal ko ci mbir mi ñu ànd ba Jofal yàlla moom ko mu ànd ak Babacar fal ko les 5 ans may boppam 15 ans 5 ans yi mujj yoonam néew ca dégg ngeen lam ca wax résumé naa leen ko mbokk yi deuxième partie. jërëjëf mbokk yi si deuxième partie bi nga xam ni nag moom mooy gësëm moom mooy livre bi nga xam ni moom la père Mamadou Ndiaye bind livre baa ngi nii livre bi nag am na solo lool si ñi ko jot a lire ñëpp ma déglu leen def nañu appréciation yu am solo bi la jaajëfal nañ ko wax nañu daal nee nañu livre bi ki ko bind jël na temps xalaat na xalaat bi mais am na ay laaj yu bari yu nekk ci biir yoo nga xam ni bëgg nañ ko laaj ndax nag livre bi daal li ci ne bari na ay affaire père ñu bëggoon a xam pourquoi lan moo lay poussé nga bind pourquoi nga xëy rek bind benn livre. waaw xam nga bindum livre bi. maanaam dafa doole ko rek ci. waxtaan bi ñu doon waxtaan sànq. waaw parce que dañ ne ci société.
société bi am na mu tëddee ñu bokk ak suñu nawlay société bi di dox ñu ànd ci nit ñi di gis ni jamono di doxee yàlla ma ñu xel ñuy settantal di am suñu avis yu ñu mën a génne ci les faits de société loolu moo ma pousse ci bind quoi parce que man bu dul livre bi article de presse ma njëkk génne waaw maa ngi ko génne le 17 juillet 1987 ci journal bu ñuy wax promotion ok c'était le numéro non astafurlah de promotion le politicien waaw kii moo ko doon bind Mame Less Camara wala Mame Less Dia Dia ok moom nelaw na c'était le numéro 192 de ce journal là ci laa jëkk bind te sujet bi ma doon développé ci éducation la bokk parce que dañ dem def examen BFM la woon ñu génn ay épreuves yoo xam ne bokkul ak niveau programme xale troisième ok bi ma xoolee sujet bi dem examen ma gis résultat yi catastrophique ma xam ne loolu bokk na ci li ko indi comme ma ne ci société bi laa ne di jàngalekat bi surpoids ma bind sama article ci faute boobu pour wan leen ne lépp lu ñuy def war nañ ci gën a saytu daal te loolu ma noté woon en 1987 dafay continuer am na ay jamono yu bari ci ay sujets yoo xam ne day am même chose donc muy loo xam ne dafay nekk loo xam ne war nañ ko gën a gëstu pour bu mënta ñàkk loolu tamit muy bañ di am régulièrement daal parce que jógu ko fii daal waaw loolu nag moom mooy pousse bind may bind ci journaux ay Walfadjri yi nga xam ne ñooy journal bi nga xam ne mooy gëstukat yi loo ñaxtukat yi disons voilà doon ëpp lu may bind samay article bi téléphone yi génnee ay Facebook nga xam ne audience bi ci lay ëppee nit ñi liiratuñu journaux yi nga bind da ngay dem jënd journal mais nit ñi liiratuñu journaux yi ngay bind foofu may bind ci Facebook ok di am sama xalaat ci société bi ci doxalinu nguur gi di ci bind mais fa laa yemale samay bind nag ok mais kon mën nañoo jàpp ni à part d'aujourd'hui Père Mamadou Ndiaye écrivain bon mën nañoo jàpp loolu déedéet doo écrivain non écrivain man sama profession mooy jàngalekat waaw mais d'accord mais écrivain mooy la da ci dooleeku maanaam man sama profession waaw mais moment bi ñun waxuñu profession ñun waxuñu vraiment ay jàngalekat xam nga boo waxee loolu waaw boo waxee loolu dafa mel ni dama tëj phase jàngalekat bi ut métier écrivain non mais dem nga retraite kan dem naa retraite alors kon kay écrivain mën naa dugg parce que yu da ngay xarmat rek quoi waaw ba tey koy faral di waxee quoi école privée yi ngay jàng xam nga am na écrivain public xam nga écrivain waaw am na ñoo xam ne mën nañ ne ko jagleel maanaam ay grand lañu ci domaine bi ok yaa may dégg du ñu toog ay diir te binduñu waaw mais yow yaa may dégg tamal sama livre bu njëkk bii waaw ma ci sant yàlla bu baax ak samay waajur ay at la ma jëlal ñaata combien d'années yàgg na combien d'années ëpp na 10 ans livre ba ma ko commencé ak bi muy génn ëpp na 10 ans lan moo indi yeexee boobu yeexaay bi bari na ay facteurs yu ko indi quels sont les facteurs premier facteur bind moo yombul da ngay bind ba yàgg comme société day dox waaw moom lu bees am lu la bett lu la dab nga dugal ci biir waaw boo dugalee di nga génnee waaw si yaa may dégg kon yombul affaire bi di dem ak samay gëstu parce que boo ko liiree di nga xam ne man gëstu naa ci si lu bari samay gëstu nga bind gëstu leneen rocci indi leneen moo yàggal affaire bi kooku mooy benn aspect bi deuxième aspect bi mooy éditer benn livre yombul daal waaw éditer livre ça demande des moyens ok waaw am na ñoo xam ne dañuy génn seen moyen dem ci éditeur fay ñu génneel la nga dem jaay say livre man nag fonds édition fa laa jaar c'est le ministère de la culture moo édité livre bi si léegi foofu tamit yombul da ngay dem jël sa manuscrit déposer di xaar ça peut faire des années da ngay déposer rek toog saa ñu la wooyee
nga xam ne yow jël nañ sa livre. ok waaw loolu moo indi yeexaay bi daal. moo indi yaakaar man la wax somme bi. waaw maanaam livre bi ni mu la dikkee. non. li mu déggoo li ma la lan la coûté. fonds d'aide à l'édition moo ko édité du man. waaw du yow quoi. déedéet du sama. ok fonds propre. waaw d'accord sama fonds gratuit man. ñoom ñoo ko def gratuitement. ñoom ñoo ko def. xëy na man lu ma ci def. waaw ñoom gratuitement la ko def. ñoom waaw Kenn du ñoom fay. man fayuma. ok merci. man fayuma ci dërëm ci livre bii. fayoo ci dërëm. fayu édition bi fayuma ci dërëm. ba niñ ko génnee nii. ba ni ñu ko génnee sama dërëm demu kon ci. loo ci am rek sa sama wërsëg la mais mënu ma ne carrément sama dërëm demu ci parce que danaa ci def ay tirage si yu bëri jox ma Samba seetal ma si ma dem ba xoolal ma fii si. daa may dégg di ci paas di dem Dakar di dem ministère de la culture di dem fii di dem fee. mais loolu matul daa may dégg loolu matul 20 000 25 000. de toute façon mënu ma ko. non loolu bariwul ay Ah, mais- paas dem Dakar. mais de toute façon- yow kay moom livre bi kay. quantifié wu ma ko daal je veux dire que daal man ferewu ma ci. D'accord. loo xam ne nii daal mën naa ko wax. ok waaw ministère moo ma ko defaral jox ma ko. foo jaar. waaw fu ma jaar. waaw. ah déggoo ma ne da ngay déposé xaar. ku la jàppale. am na ñu ma jàppale nag. si am na ñu ma jàppale il faut mais nga tudd leen aussi. ñu may jàppale remercier leen ñu dégg ko. attends ñu ma jàppale ci livre bi en tout. waaw maa ngi leen di remercier bu baax. mën a tudd tur. du ma tudd tur nag. ngay bañ ñu xam say pexe la. déedéet du xam samay pexe mais seeni fonction. mayu ma ah ñu nga leen di tudd. mayu ma leen di tudd daal. ay kilifa lañ. ay kilifa yu mag. yoo xam ne vraiment kon yow am nga link bi de. sant yàlla am nga link bi ah. sant yàlla sant yàlla. livre boo génne farewoo ci dërëm. am nga link non sama du man rek. kan la non yow laa wax man. man Non. waxuma man tey yow laa dala. c'est-à-dire dama lay wax ne du man rek pourquoi ma wax la du man rek boo demee fële la direction du livre waaw mooy ñi nga xam ne ñoo coiffé claque yi si. ah ah il faut nga jaar. ñooñu ñoo yore kii affaire yi d'accord. direction du livre ñooñu lay financé ñooy financé maison d'édition yi yaa may dégg claque yi livre bii gars yi sax nañ ko distribué ci claque yi Sénégal yëpp parce que yow kalaat nga yaa may dégg parce que yow xam nga yow kalaat nga nekk. Man kon kalaat da ngaa laa nekk. bénéficié wu ci kalaat quoi. waaye yàlla def na ma bénéficié wu tamit mais il faut loolu tamit nga signaler ko parce que aussi. ci claque laa ne nga bëgg ko nëbb quoi. defal naa ci claque laa ne waaw parce que man maa jiite claque ba mu nekkee ci maire bi ñun waaw. ba ñu nekkee ci maire bi ak Babacar si. laa yore comité de lecture claque bi comité de gestion bi maa koy dirigé ba tey nii yaa ko dindi. ñu toll maa amul ko benn dindi. renouvellement amul. amul renouvellement Pourquoi? amul dara da ngeen fa yàgg trop. waaw yàgg nañ fa trop waaw lu tax Ah, amul ah. renouvellement kalaat. dafa ndànk renouvellement bi centre de lecture et d'animation culturelle. renouvellement dafa am. du man naa koy décider kan moo koy décider. autorité locale yi fi ne ñoo koy décider. ñoom ñooy est-ce que décider yow xam nañ ni loolu. ñoom ñooy décider ne dañuy renouveler C'est dommage. comité de gestion du claque ñoo koy décider mais est-ce que ñoom xam nañ ni ñoom ñoo yor la. xam nañ ko kay ah bon. xam nañ ko xëy na seen wóolute ci man moo des ah d'accord non pas yow kese. mais non yow ak ñi kese fa nekkoo nekk fa. ñi non fa nekk en tant que yow man nga laaj président man nga laajoo ma ñi ci des dama man nga laaj man président bi laa Ah. mais c'est un comité mais à l'époque dama fa doon dégg ay waaw. Moussa Ndiaye Django ay waaw, ñooñu Racine ak Ba Racine. ay ñooñu dañoo bari woon quoi. Ñooñu- mais ñoom déggatuma leen fa ñoom dañ leen fi dañ leen a génne wala. ñooñu ñoo génn seen bopp parce que ay mag lañu dañ dem ma ay Wëlëb Touré yi ah ñoom mu dëpp ñooñu dañoo dem nekk ba après ñu bàyyi relève ñoom ñoo bàyyi quoi. waaw dañuy bàyyi yéen ñi relève relève am mooy yéen. man am na ñu ma fay jiitu yow kañ ngay bàyyi relève. man suñ ma nee hum, AG am na hum. renouvellement war ngaa mën a génn rek ma génn ah il faut nga xam ni war naa mën a génn doo xool nombre d'années yi nga fa Man. nekk rek nga mën a génn. non non il faut savoir laisser quoi. day defal ndànk man claque ci boppam non père il faut savoir. diriger le comité non il faut savoir partir. xaaral ma wax la rek déglu ma rek diriger le comité de gestion man yóbbuwuma claque ma nekk ci comité de gestion bi dama fay dem ma ñàkk fa dem dama fay dem parce que xam-xam laa fay jàngale kan nga wax. xam-xam dafay laa fay wuti gëstu parce que damay lire day gëstu quoi. waaw man lire moom ma intéressé daal man damay lire toujours damay lire mooy sama passion voilà pourquoi tamit nga choisir titre bi volontaire et vacataire la grève des enseignants pourquoi nga choisir sa première sortie sa premier livre nga choisir. waaw xam nga man titre bi quoi pourquoi. dama nekk enseignant de formation ok di jàngale pendant plus de 30 ans def naa ko ci classe yi ok dund naa lu bari ci problème enseignants yi ok. nekkoon ci syndicat bu ñuy wax SUDES ci syndicat yi jëkk ci enseignement bi daanaka ci la bokk ci laa daan militer ñuy défendre enseignants yi di gëstu seeni problème di waxtaan ak ñu nekk ci nguur gi pour trouver ci ay solution enseignement bi di dox
ba jamono mu commencé di am ay rëq-rëq te rëq-rëq sax ma su cee ñàkk parce que dégg nga mais 68 mais ay enseignants la n'est-ce pas donc bu muy dox problème bi di am ñu indi ay aide d'Inde dégg nga ñu daan wax ay jàngalekat ay aide d'Inde ñu jóge ci jàngalekat indi ay volontaires ak ay vacataires Amérique muy nit ñoo xam ne niñ leen daan ñaari aspect da ci amoon bu njëkk ba système de recrutement ba mën nañ ci wax moo gën non niñ leen daan recruter bu njëkk ba ban moo ci gën mën nañ ci wax parce que da ci daan am ay njuuj njaaj bu njëkk ba waaw ci daan ay njuuj njaaj ñu daan dem di jël ay coiffeuse ay ceci ay cela man dund naa ci benn expérience boo xam ne boobu j'étais à Diourbel. ok c'était un problème très sérieux yaa ma dégg bu fekkoonte ne du ay arrangement yu ci am kon ay tëj kaso dina ci am kon nag dafa bëroon ay juncaay man ma dund ko jamono yooyu nga xam ne maa ngi seetlu à Diourbel. ok yaa ma dégg donc système de recrutement bi teguwul woon ci yoon yaa ma dégg kon xam nga loolu da daan indi sooxe bi ñu jógee ci système boobu type de recrutement bi ñu amélioré ko yaa ngi dégg mais bi ñu ko amélioré ngay gis ñu jël nit ñoo xam ne dañoo jàng comme man mi nga xam ne damaa jàng def sama formation dem école normale génn fa ak samay diplôme ñu jël nit ko xam ne am na les mêmes diplômes que moi ñu di ko traité traitement boo xam ne mu inférieur que man sa bos liñ may traité. ok yaa may dégg te ñu nekk ñoo xam ne ñoom am na ci ñu ma ëpp diplôme parce que da ngay dem ba am sa maîtrise yaa naa dégg ñu am seen maîtrise yaa may dégg ñëw def niveau bac examen concours bi pour nekk enseignant donc yooyu c'est des manquements yoo xam ne dafa am ci système éducation bi bi ma ko dundee nag lu bari ay at yi ma la wax léegi ma ne kii kat man jar na ma jox ci sama contribution yaa may dégg muy xeex boo xam ne dama ko daan xeex ci biir sama syndicat bu ñuy wax SUDES. ok yaa may dégg ma dund nag loolu ni ma ko dundee nag ma indi ko ci téere bi. ok gannaaw volontaire ak vacataire laay bëgg seen condition amélioré wu. ak condition jàngalekat yëpp nag. waaw mais gannaaw ñoom laa gën a ciblé parce que ñoom lañu gën a exploité ci système bi. yow ban nga ci volontaire nga wala. man du ma volontaire man ma vacataire. ok maa j'ai suivi un cursus normal dem école normale supérieure dafa sama formation. ak sama diplôme génn. ban diplôme moo génn foofu. bulletin KM formation professeur d'enseignement dans les collèges. ok moom laa génne foofu. nga génne foofu waaw. léegi bokkul ak ñii da nga def sa concours d'entrée. ñu recruter la. des fois ñu defal la formation 6 mois des fois ñu defal la formation 9 mois par exemple alors que boo jaayee formation tu fais une formation de 2 ans. bu njëkk ba instituteurs yi faisait une formation de 4 ans. ok yaa ngi dégg pour génn ak seen diplôme CAP yooyu yëpp. xam nga donc dafa am ay rëq-rëq yu bari ci biir. système bi ci biir enseignement éducatif waaw. voilà comme man ak man défenseur u enseignant yëpp la mais particulièrement défenseur u volontaires yi vacataires yi la moo tax ma ne. xaaral bañ ko la ba tey foofu. ma génn livre bi. moo tax nga wax vacataire et. voilà. volontariat et vacataire volontaire et vacataire. maintenant la grève. les enseignants. les enseignants. foofu moom enseignant yëpp a dugg. waaw même volontaire et vacataire. dugg na enseignant yëpp a ngi ci biir. si mais vacataire volontaire vacataire ay enseignant la. waaw ay déggu li ma la wax yow da ngay déggu li mu wax. non dégg naa la dégg naa la. dégg ko wax noonu de. dama la ni. volontaire ak vacataire yi. ni ñu leen di traité. waaw je sais xam naa da nga leen di défendre ci loolu. ni ñu leen di traité. loolu ngay alors que ñoo war a bokk traitement ñun ñi nga xam ne. même pied d'égalité. même pied d'égalité. ok bëggoo kenn jiite sa. loolu moo tax man ma def volontaire et vacataire ay enseignants lañu comme man. waaw ak comme ñeneen. ok mais traitement bi. man loolu laa d'accord. loolu nga kaas daal. yaay seen avocat foofu. c'est mais important. nag la grève des li ma leen di revendiquer pour ñoom. bari na pour enseignants yëpp la. ñu ngi ci biir ñu ngi ci biir quoi. ok la grève des enseignants. voilà la grève des enseignants parce que xam nga enseignants yi dañu dugg ci ay syndicats. waaw parce que looy def tamit da nga koy formaliser. mu nekk lu légal parce que booy dem en grève da ngay déposer préavis de grève mooy da ngay yëglu. si da ngay yëglu.
ñu may la diir. waaw état bi kat ne après ñu tontu la may la autorisation nga grève boo grèvee bu fekkee ne say revendication satisfaire nañ ko ay la yéwén bu fekkee ne loolu satisfaire ñu ko am na d'autres formes de lutte yu ñuy def dégg nga fi ñuy wax ay rétention des notes dégg nga fi grève zélée grève perlée nga ñëw dugg toog waxtaan ak say élèves heure bi yot nga dem yëbi yeneen ak yeneen mais grève bu ànd ak marche tamit am na fi bu dul syndicat enseignant syndicat travailleurs yi en général yëpp muy santé muy ñeneen ak ñeneen magistrat yaa ngi leen di dégg fan yi dañu war a organiser nañ fi benn marche donc c'était hier su ma juumul wala bu dul démb wala ñu war a ñëw su ma juumul daal corps de métier yëpp dañu am arme boo xam ne grève la. waaw seen droit la aussi seen droit la c'est reconnu par la constitution. waaw seen droit waaw léegi nag ay étape la. ok waaw léeg-léeg nag da ngay génn ci mbedd mi nag. wut dooleel wut ku la dooleel ñan ñoo lay dooleel mooy population yi. population bi voilà loolu c'est important kon wax nga titre bi wax nga livre bi daal tënk nga ko vraiment li tax nga fi nga jaar yëpp ba bind ko ak ñi ci ak yi ñu ci def tout ça ak nañ la si taxawoo ak tamit titre bi. mais ñu dugg ci biir livre bi li pourquoi nga cité les ndongo daara parce que dama gis yaa ngi ciy cité benn talibé les talibés là. pourquoi nga accès foofu sa xalaat dëgg la parce que am njàngalekat titre bi dafay wane parce que yëpp am njàngalekat la ay jàngalekat lañu parce que ndongo daara bi sëriñ daara bi jàngalekat la comme enseignant bi. mais nga cité ngay wax si talibé bi da nga mës a jaar daara. waaw xam nga daara su ma nee daara pour man. daara mooy école bi. bon mooy dem arabe ba jàngi wàcc ñibbi sa kër. ok man forme boobu laa def non man forme boobu laa def. bokkul ak par exemple ñi mel ni ñu nekk kër sëñ Mansour nga xam ne dañuy jàngi ak bay magay dëkk foofu dëkk fa di dem di yalwaan ni ak yooyu man jaaruma si boor foofu jaaru si dara boobu yow araam nga jàng kon jàngu alxuraan non dama daan jàngi alxuraan daara di wàcc nag di ñibbi suñu kër foo doon jàngi daara man xam nga man grandiruma xombal waaw fan la ku la ko exemple ma jox la exemple rek Saint-Louis daara sëñ Moxsin sëñ bi sëñ Moxsin Diop muy sëriñ bu mag ca Ndar ñaata téere dëkk sañ ca wàccuma alxuraan de. non waaye mais xam naa ci lu bari daal. waaw xam naa ci lu bari parce que damay gëstu ba tey jii damay gëstu ci alxuraan waaw. ban saal nga ne mën a may ñu xam ni jàng. non émission bi du pour loolu. daa may dégg am na concours récital bu ñuy def. di nga fi dem. du man maa ci dem mais ña fa war a dem. non non bëgg nga dem ci ko. danañ fa dem. mais daal li ma mën a jaamoo suñu borom daal. waaw non loolu. yàlla may na ma ko maa ngi ci daal mais boo amoon fit na da ngay tari benn saal nga. ñu xam ne monsieur Ndiaye taxaw na. non non yegguñu si loolu. ok léegi kon ñu avancé wax talibé bi pourquoi. waaw xam nga man jàngalekat laa. waaw xam nga jàngale lu ko yor mooy pédagogie. si. jàngalekat bu ne boo gëstuwul ci pédagogie. boo amul pédagogie nga ñoo dem. sa message du dem. est-ce que du lépp la. yaa ngi dégg. man nag ci sama biir bind bi dama cee dugal sama pédagogie man en tant que jàngalekat. ok parce que affaire taalibe bi boobu. prétexte la rek. prétexte yaa ngi dégg man dund ma ko xaw ma nit boo xam ne da ko dund ma jël ko pour def ko sama livre daal. ok parce que livre bi man maa toog maa ko imaginer li ci ne. imaginer de A à Z du lu ma dund. ok dund ma ci dara à part. xëy na dinañ ci yegg am na passage boo xam ne affaire municipalité la xëy na di nga ma ci laaj peut-être ci côté boobu je ne sais pas mais loolu daal laa xam ne ci lu ma dund la. mais pour loolu histoire bi je l'ai créé de toute pièce fiction la rek. mais taalibe bi c'est un problème d'actualité xam nga taalibe dafa mas a nekk problème au Sénégal gis nga déjà ci Covid bii. si mesures yi ñu ci jël. am na taalibe yoo xam ne sax dañ leen jël. yóbbu leen ci oto yóbbu leen seen i kër. parce que toujours taalibe da ngay xool ba tey jii. ils sont dans la rue. ok dama départ ci problème taalibe bi rek pour agsi man ci li ma bëgg. waaw mais li da nga wax ci biir livre bi yaa ngi wax ba ngay wax taalibe bi mais dem nga ba citer un certain Ndeye Khady. taalibe bi ak Ndeye Khady lan moo leen liyee. bon taalibe bi. ak Ndeye Khady
ba may bind livre bi Ndeye Khady naam am na parce que Ndeye Khady sama mag la ñoo bokk ndey ak baay. moom moo fa wàññeeku. sama mag la bu wàññeeku. yàlla na suuf sedd ci kaw. waaw maa ngi gis nga koy ñaan nga koy tudd ci kii bi quoi. yàlla na suuf sedd ci kaw. amiin amiin ah non moom xanaa sa xarit la woon quoi te xarit boobu xanaa sa xarit la woon moo tax nga sa xol mbokk yi ñoo ngi jégalu parce que monsieur Ndiaye si biir livre bi da cee tudd un certain Ndeye Khady ci digganteem ak taalibe bi mais taalibe bi da ko imaginer mais Ndeye Khady moom lu existé lu am la mooy benn sërëm la bu wàññeeku mu boole ko ci moo tax gis nga foofu mënutul dem ndax xolam tooy na xëy na nag seen diggante ñoom ñaar amoon na lu ci ne moo tax mu tudd ko rek ñaanal ko rek daal di jooy loolu nag émission Gësëm gis ngeen ko toujours rek day na feeñal yoo nga xam ni lu nëbb la woon kenn mënul gis waaye Jules Souleymane et Papa Diaw dinañ fexe ba dugg ci biir gësam ko yëlëb ko lépp mën a wadd ko nit ñi mën a xam exactement livre bi lan la ci monsieur Ndiaye wax monsieur Ndiaye je crois que Ndeye Khady sama mag la dafa kii yoon sama mag ju baaxoon la waaye ñu seqoon jàmm ndeysaan yàlla def ci li gën yàlla ko suuf sedd amiin 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 ma taamu ko def ko élément principal ci livre bi waaw moom kay yi nga ko cité bari na mooy élément principal livre bi Maodo bi ma koy jël. Maodo mooy taalibe bi. Maodo mooy taalibe bi. mooy taalibe bi ma koy bind. Maodo dama ko jël noonu rek parce que Maodo borom këru sama bi gaañu la woon. Maodo. Maodo mooy borom këru Ndeye Khady. waaw. ok. moom dafa gaañu. moom it dafa gaañu. moom dafa gaañu xam nga léegi. Maodo bi xam nga image ak personnage ak rôle bi ñu joué bon amu ci dara koo xam ne daal joué nga rôle boo xam ne ci sa dund noonu nga dundee daal du ci kenn koo xam ne li ma la jëlee. noonu nga dundee daal déedéet. kenn dundewu ci noonu à part imam bi te imam bi sax am na aspect yu ma ci def yoo xam ne moom du doxee noonu daal parce que moom c'est un imam moderne. ok waaw xam naa di nga ko war a xam nga sax parce que léeg-léeg jaar bari na mu jaar télé. ok. mooy imam Tahir Fall. Tahir Fall dañ ko faral di invité télé. si kooku yaayam ak sama yaay ñoo bokk tey baay. waaw. ok moom mooy élément principal bi moom ak Maodo ak Ndeye Khady. mais roman bi sama famille ñoo ci ne xam nga boo xoolee dëkk bi mu tudd kër gi. si. mooy la ville kër gi nga ko tudd de. kër gi mooy man sama njaboot suñu famille. d'accord. yaa may dégg. ok. suñu famille nga xam ne El Hadj Momar Ndiaye. si. mu ngi ci livre bi. waaw. moom mooy sama papa. Youmane Diop. mooy sama yaay. si. Tante Rokhaya Fall. moo jur sama rakk yi. waaw. nekk Nganjool. waaw Mère Daba Fall. Mère Daba Fall. si moom lañ ko gën a xamee. ñoom ñëpp. mooy yaay ñoom naan la. yaay ñoom naan la Faly Ndiaye Faly Vieux Sow Vieux Sow. ok. ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew. ok. ñoom ñëpp boo ko soo livre bi seen tur mu ngi ci. mi ngi ci biir ak Ndeye Khady sa sœur. Ndeye Khady sama sœur. ay Daba tout le monde Marie. Daba mooy sa sœur la aussi. Daba sama sœur la. oui Daba Ndiaye. am naa Daba sama sœur. moom laa tuddee sama doom bi Daba Ndiaye waaw. donc livre bi bu amee ñaari Daba wala ñetti Daba ñoom ñëpp ñu ngi ci. yaa ngi dégg. ah bon. bu amee ñaari Rokhaya ñetti Rokhaya. ñëpp a ngi ci biir parce que Rokhaya. maanaam famille bi la daal. famille bi la. bay sa way tànk daal laa gis. voilà loolu laa tuddee livre bi. bay sa way tànk. waaw kañ. ma nga ko tuddee bay sa way tànk rek ba ñu. déedéet bi mën a wala. déedéet parce que livre dafa am ay personnage waaw. xam nga dafa am personnage bu ne. waaw. yow yaa xam na nga koy tànnee. na nga koy tànnee yow miy bind. yaa xam say personnage man nag. dama ci gëstu. ëmbaale sama famille. ok. waaw dama ci ëmb sama famille moo tax mooy jël personnage yëpp. ñu nekk sama famille. waaw lu tax nga wax ni waaw allez-y waaw. mais Maodo boobu. ci biir roman bi de. yàlla moo mën suñu borom. moo mën parce que Maodo bu mag. am na doom bu tudd Maodo xam nga bi muy bind livre bi. waaw. Maodo bu ndaw bi judduwul. ok. yaa ngi dégg mais fekk na papaam gaañu na mais gannaaw ji ci biir famille bi dama am sama jarbaat boo xam ne dafa am doom bu tudd Maodo. li mu tudd si jarbaat Mansour. Mansour.
Mansour doomu Ndeye Khady bii waaw la xam naa Mansour. Ndeye Khady bii. waaw bi gaañu. moo jur Mansour. waaw. waaw léegi Maodo Mansour mooy papaam Maodo bi muy juddu. fekk na papaam gaañu te ci téere bi. waaw noonu laa ko indee. ok te booba Maodo mi judduwul moo tax ma ne suñu borom. moom man. moo man ndeysaan. waaw c'est important. Maodo boobu nag. dama ko jël prétexte rek mu nekk taalibe waaw. ñu yóbbu ko mu jàngi. waaw. danaan jàng fi boobu bi muy juddu. tout tànk la parce que ñetti at la am. parce que waajuram bi muy génn àdduna. ñaari weer la am. xam nga dégg mais du réalité dëgg daal que diggante moom ak papam du amul réalité boobu daal. parce que Maodo bu mag ki ñu ko tuddee. juru ko Mansour moo ko papa. Mansour moo ko. voilà ok. donc du réalité. xam nga non je comprends. du réalité quoi. voilà. léegi nag moom comme taalibe la bi mu juddoo waaye waajurum ñoom bu fekkonte ne moom juddoom du ko fi fekk dañ ko yabal mu jàngi daara fañ ko yóbbu na mu jàngi daara yàlla dafay dogal ñu di fay affecté benn jàngalekat boo xam ne volontaire la mais jàngalekat volontaire boobu ba muy dem pour rejoindre poste am dafa dajeeg ndeexat nii ci oto bi leen di yóbbu. waaw. ndeexat di nekk volontaire. yaa ngi dégg ñuy waxtaan nag ci biir waxtaan bi. kii xam ne kii volontaire la. waaw kii xam ne kii vacataire. vacataire. yàlla dogal ñu bokk dëkk ba ñu jëm nag ñoom ñaar. mooy titre Niassia. Niassia Niassia laa wax. Niassia. waaw Niassia. mais Niassia pourquoi nga si utiliser. pourquoi Niassia waaw Niassia waaw. xam nga livre bi. maa ngi ko tuddee gaal gi. mais livre bi maa ngi ko gaal gi livre bi. maanaam bu ma nee gaal gi attends. bu ma nee gaal gi maanaam. utiliser nga gaal gi utiliser kër gi. damay leeral gaal gi. xam nga titre livre bi. waaw volontaire et vacataire la grève des enseignants la tudd. mooy titre bi waaw. mais dama ci tudd gaal gi mooy réew mi. waaw xam nga tudd kër gi. mooy dëkk bi mooy sa dëkk bi mooy. la ville comme nga ne xombal dama ne la ville kër gi. comme boo nee xombal kër gi waaw boo nee xombal. oui au lieu de dire xombal. ma ne kër gi. ok xam nga léegi kër gi da nga koy méngaleeg Dakar. waaw da nga koy méngaleeg Dakar muy capitale du Sénégal. waaw Sénégal bi mooy gaal gi. mooy gaal gi. tu vois kër gi mooy capitalu gaal gi. comme Dakar mooy capitalu Sénégal. ok léegi Niassia. dëkk la bu nekk au sud. Niassia. moo nekkoon problème bi amoon Casamance. ok Niassia. mais man Niassia la. dëkk boobu lañ jëm ñoom. waaw man Niassia laa bind. pourquoi utiliser foofu. bindkat moo demee noonu. ok plume moo demee noonu daal. moo la bind moo la yóbbu foo xam da ngay bind. bàyyi lecteur bi mu xool yow. waaw lan nga war a lan la bëgg a wax foofu di nga ko xam bu dee xam nga histoire Sénégal da nga xam la mujj ñu. kon loolu lecteur bi ko choisir. man maa ko bind. yaa ko bind mais dama ne. lecteur bi ci boppam. bu liiree Niassia xam histoire Sénégal. waaw dina xam ne du Niassia. ok en réalité. waaw yaa ngi dégg parce que ci biir livre bi. junj naa ay événements. waaw Casamance yu leer seen culture. yooyu wax nga ci culture ak problème yi fa am. yow moom koy wax nga ci. te Niassia Casamance ne. ok yaa ngi dégg ok c'est vrai léegi pourquoi le savoir. c'est-à-dire boo ma xamul rek bu baax. xam sama famille xëy na am na lu lay jaaxal ci tur yi ma utiliser quoi. D'accord. Pourquoi vous dites que le savoir-faire et le savoir-être doivent être intimement liés? Comme le fruit à son arbre. waaw mais man lié bi rek moom laa soxla woon pourquoi nga ñaar yooyu maanaam savoir-être et doivent être intimement liés lu tax loolu. waaw léegi. pourquoi xam nga. loolu moo ma intéressé quoi. jàng. dafa bari façon. xam nga ñun système Sénégal c'est l'enseignement général. ok enseignement général tu embrasses tout. yaa ngi dégg. tu embrasses tout tu n'as pas de métier. waaw mais boo xoolee par exemple léegi ñu ni état bi dafa war a gën a développer formation technique et professionnelle. parce que jamono lañ toll. mu laaj loolu. parce que nit ki boo koy former da nga ko war a jàngal métier dafa war a métier mais tey jii bu fekkee da ngay dem école boo génnee professeur nga mën a nekk
wala nga mën a nekk instituteur tey ji bu ñu la recruté wul nooy def tu vas chômer. si waaw. kon nag dañ la war a former d'une manière boo xam ne. waaw insisté nga ci trop. nga mën a demal sa bopp formation professionnelle. di nga mën a demal sa bopp. formation noonu la war a tëddee. ok donc enseignement général bi ñu am au Sénégal à 70-90%. loolu la ñu war a wëlbati. d'accord. yaa ngi dégg de formation scientifique. ok parce que monde bi ni muy évoluer dafa gaaw d'une manière boo xam ne. boo deful ndànk doo bokk. si. te évolution bi ni mu demee. science moo ko joxe. si. science moo ko joxe kon. dañ la war a former de manière à ce que nga mën a demal sa bopp loolu laa bëgg a wax. foofu daal savoir faire savoir être. d'accord. sama dégg école loolu la war a former élève. voilà loolu c'est important pour moi ci biir livre bi aussi yaa ngi wax ni parce que ñu bari dañu wax ni culture l'agriculture. mbay am mbay. waaw moom mooy développe mooy levier bi. mooy tax ñuy développer. effectivement mais yow si biir livre bi da nga ni non c'est éducatif maanaam éducation yow. ci ban côté la. foo ko gisee noonu maanaam mi ngi ci livre bi en tout cas. non waaw loolu waxuma ko. ah bon. que ni dama privilégié. non damay laaj quoi pour waaw mais. non dañuy agriculture waaw. man maa joxe loolu damaa gis ni ñu bëri agriculture la ñuy joxe comme levier bi nga xam ne du développement mais yow da nga ni non yow si biir kii bi dama gis nga lire ci paragraphe. boo xam am na ay passage yoo xam ne. waaw. boo seetloo bu baax nee naa. booba dañ doon di seet ndax war nañu ubbi école ci dëkk bi ñu wax Naasia. waaw nga xam ne ñooñu xamuñu dara lu dul. waaw ay jàngu daara rek. effectivement. Amérique yow si logique boobu nga ne. sëriñ bi. xamal na ne école war naa mën a baax ci dongo yi. parce que dina permettre. ñu développer l'agriculture. dina permettre développer agriculture. santé médecine. secteur yu bari. boo deful école mais am na yoo xam ne doo ko xam. les ingénieurs agricoles. waaw ingénieurs yooyu. il faut nga dem école ñooy seet il faut nga jaar école. d'accord yaa ngi ñoom ñooy defar ay semences. boo xam ne sélectionné lañ koy wax. effectivement muy de courte durée. waaw comme cycle pluviométrie bi dafa changé. boo ko defee boo jiyee nga am yaakaar mu taw ci diggante boobu. nga xam ne nga mën a am production bu baax. kon loolu il faut nga dem école. livre bi aussi booy feebaree. il faut nga faju. waaw pour nga faju il faut nga def médecine. dëgg il faut nga dem école. kon njàng mi daal moom mooy soubassement bi. mooy loolu waaw loolu nga bëgg a wax quoi. loolu laa bëgg a wax merci beaucoup léegi si biir livre bi parce que émission bi vraiment jël na vraiment tiré naa longueur. def nañ première partie deuxième. mais si ba tey ci livre bi yaa ngi cité Mbagnick Mboup. waaw yaa ngi cité Jo Fall. waaw yaa ngi wax ci municipalité nga tënkal ma ñaari question rapidement nga tontu ma ci loolu lan moo indi municipalité bi ci livre bi. lan moo indi Jo Fall lu tax nga indi tamit Mbagnick Mboup lan moo la poussé ci loolu. waaw xam nga municipalité bi li ko indi c'est très simple man dama nekkoon premier adjoint maire. waaw am fi jaar yore woon commission éducation ak environnement. waaw ñu defoon fii jamono ya ay unité de quartier. pour nettoyer quartier yi. si loolu laa relaté ci livre bi. ok wax na ñun biñ fi jaaree. si noonu lañ doon doxalee. ok pour quartier yi mën a set. pour par exemple ñi nga xam ne ñoo fi ne. bu leen idée boobu. ñoree buñ ci gisee lu baax. ñu delloo si ko parce que waaw ñu delloo si ko daal. c'est que moom côté boobu. loolu nga bëgg a wax ci municipalité bi te yow foofu rek lu tax nga wax ci loolu rek. waaw environnement bi. pourquoi loolu kese parce que yow am nga loolu dund lu bëri ci municipalité parce que bëgguma ñu duggaat ci rek parce que wax nañ ci xam nga tout à l'heure ci bi ñuy wax politique nee naa leen dëkk bi sax man li may bind yëpp lu ma ci bind waaw wax nga ko naa loolu si waaw loolu ci logique boobu laa ne rek ci logique boobu ne moo tax tamit waxoo ci politique dara ci livre bi aussi ak li nga dund politique waxoo ko ci livre moo ko ci livre defoo ci dara ci loolu ci logique boobu laa ci logique bi waaw logique Mbagnick Mboup ak Jo Fall Mbagnick Mboup bind naa ko ci livre bi Jo Fall Ndiaga Seck waaw sama xarit Jo sama xarit la woon yàlla jële ko fii Mbagnick sama xarit la woon yàlla jële ko fii ñooñu dañ daan fanaan fii si kër gi dañ daan fanaan fii seen kër la woon ok sama yaay def leen ay doom sama papa def leen ay doom ok ak ñeneen ak ñeneen ma ngay booy dégg nga ko bés muy expliqué ne moo daan liiral sama papa journal
Mbëggey Boy ban. Mbëggey Boy mii. mais dafa mel ni yaa ngi tudd Mbëggey Boy Mbëggey. en tout cas Mbëggey Boy attends intéressé na la. attends ñàkkuma intéressé comme ñeneen ñi ñàkkuma. waaw mais maa ngi di mais man Mbëggey Boy laa la wax. période c'est une parenthèse que bu ma joxe rek. ah d'accord dama gis nga cité ko ci deux fois. non c'est une parenthèse rek. dinaa dellu si waat dinaa cité waat ci fin émission. dinaa cité waat waaw allez-y. yaa may dégg. waaw léegi. dañ daan ñëw fi kër gi di fi dëkk. Momar Gueye. c'est un ami de longue date. dem si yàlla gaañu na yaa une vingtaine de jours. man ak moom ñoo bokk université. bokk benn néeg. dem école normale bokk benn néeg. ñu bokk benn OS. ñu affecté ñu Diourbel. ñu dem bokk benn école. ñu bokk benn néeg foofu. loolu yàlla moo leen ci boole. dem luwee kër ku ne am fa sa néeg ci kër gi. ah bon. ba yàlla jëlee ko foofu ñu affecté ko. mu ñibbi Tëngéej ga mu dëkk. yow nga ñibbi Xombal ma juddoo Tëngéej. yaa ma dégg. nekk Xombal. yàlla na suuf sedd ci kawam. amiin amiin. fan yii la wàññeeku fa laa nekkoon dafa wàññeeku. ok Jo Fall sa xarit la fii la daan fanaan. Jo Fall Mbagnick Mboup aussi fii la. li ma la expliqué ci politique bi ci Jo Fall. waaw wax nga ko. ma tudd ko. waaw Mbagnick Mboup ay relation particulière lañu am non seulement ak man. mais ak sama frère Eumeu. nee naa ne Eumeu sax moo gën a nekk xaritam que man. comme man kan yow waaw loolu moom xam nañ ko quoi. waaw ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ko mais yow da nga ko cité daal pour ndax dama ko cité parce que. ndax Eumeu. mais aussi seq naa ko ak moom. ok waaw ak suñu waa kër mais gisuma ci nga cité ci Babacar Ba ak li ngeen dund. politique non déggoo la ma la Babs dugg ci te Babs war na ci dugg. non ak ñeneen ñoo xam ni seq ngeen lu bëri wala. déggoo la ma la. wala yow yaa préféré choisir j'ai choisi ceux qui me sont très proches mes amis comme ni ñu waxee. mes amis ñii ñoo la gën a jege. mes amis laa wax. télévision nga nekk. ak ma famille. j'ai choisi mes amis ma famille. je le dis haut et fort. kon yow ñi ngi cité ñooy sa xarit ñi si des du sa xarit. yaa may dégg dafa ndànk. xam nga damay laaj. xam nga xarit. dafa bari niveau. yaa may dégg am naa ci sama benn waay bu ñuy wax bàcc mu ci biir. kooku il est de Thiès. ok muy dëkk kooku su may cité sax je veux dire c'est mon meilleur ami. ok xëy na yéen xamu leen ko quoi. déedéet. kooku il s'appelle Bàcc Ndiaye. Bàcc Ndiaye. il habite Thiès doomu commandant Maître Ndiaye bu dee daan ngeen suivre militaire yi Thiès. il s'appelle le père vraiment waaw émission bi vraiment. bul tëj nag parce que waaw ah non dinañ tëj parce que émission bi damay tëj aussi. voilà non si c'est normal. waaw vraiment émission livre bi bëgg nañu daal gars yi vraiment jënd ko dem jëndi ko am na solo li mu ci wax am na solo mais sa kàddu bu mujj quoi. waaw livre bi waaw puusuma ci lu bari. parce que tamit damaa bëgg nit ñi lire ko. moo tax ñu sax ma côté ko. voilà dama bëgg ñu moo tax lire ak ko yi ma ci jokkee rek pour ñu waxtaane ko. ci bëgg ñu lire ko boobu. waaw ci laay remercier sama collègue yi nekk ci biir Xombol yëpp bari nañ fii ñi nga xam ne jënd nañ livre bi. ok kon ñëpp jënd nañ. ñëpp. ñaata nga koy jaay. 4000 francs laa koy jaayee. mais dafa cher wala dafa tuuti. nee ñu bari nañ ma dafa tuuti. 4000 yi. 4000 yi dafa tuuti. ah bon. waaw. ok mais cher na quoi parce que génne bi c'est pas facile quoi pour écoulement bi c'est pas facile. yombul. waaw yombul daal. pourquoi nga choisir jaay ko sax. te yóbboo ko ci livraison yi. waaw non aussi loolu am na contrat bu ma lié ak éditeur bi. ok waaw éditeur bi moom moo chargé wu dem ci ay librairie yooyu. waaw librairie yi waaw man loo bi ma jox ni mooy maanaam sama revenu ci affaire bi gëstu bi ma def ba génne livre bi. mais li des. maanaam loolu laa ci am daal. xam nga léegi li ñuy yóbbu ci waaw li ci des moom moo ko moom quoi. ok waaw li ci des yëpp moom moo ko moom. d'accord waaw man loolu laa ci am daal xam nga. 1 million quoi. je ne sais pas. yaa ngi dégg loolu ñoruma daal dégg nga. loolu ñoruma. mais 1 million bari na. li nit ñi jënd rek dafa ndànk rek bu fekkoon ne mën naa ci am 1 million defal ndànk rek. moo ci mënoon am 1 million. danaa toog fii ci télé bi jàkkaarloo yow ne la am naa ko ci. waaw ok yaa ngi dégg mais amu ci. ok waaw buñ sori ci loolu. d'accord yaa ngi dégg donc damay woo nit ñi jënd livre bi lire ko. waaw parce que gëstu bu yàgg la. te macha allah xam naa ne li ci ne am na solo. ñi ko jënd. ak ñi ko jëndul yëpp maa ngi leen di remercier. bu baax a baax a baax. remerciement yi nag xëy na dañ naan ko lim juum. ok yaa ngi dégg mais dinaa citer monsieur Camara Ousmane Camara.
dinaa ci cité Ousmane Ndione. Ousmane Ndione da cee participé. dinaa ci cité Medoune Niang. Pardon Medoune Samb. dañ cee participé. waaw ñooñu vraiment ils m'ont épaulé ci livre bi parce que ñàkkul ma jox leen ku ne exemplaire ne leen liiral ma ko. ah ñoom li maanaam ba ngay bind ñoom dugguñu ci waaye ba nga maa bind lépp jox leen. jox leen. ok man personnellement maa bind livre bi du début à la fin. à la fin. daa may dégg jox leen ne leen liiral. avant nga koy génn. avant ma koy génn. ñoom li liir ko. Medoune kooku dama koy beral. nuyoo ak remerciement. parce que Ndakaaru la ne. éditeur bi. man maa ngi xombal. si lépp mailam lay jaar. ok lépp tout ci mailam lay jaar. te sonn na ci lool. c'est important ci livre bi moom. c'est important maa ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla aussi. waaw yàlla may ko mu génn livre bi. waaw daa may dégg. est-ce que nekkul ci bind moom. ñi jënd livre bi. non bindul livre bi. non est-ce que nekkul laax di bind. ah d'accord loolu laa wax quoi. waaw moom ma ngay bind parce que gis moom foo ko fekk. day bind xam naa ne mu ngi macha allah léegi mu génne livre bi parce que porte de sortie la bëgg fi ne nii. macha allah dañ koo tànc mbir da laa tànc fi ne nii. macha allah porte génne livre ndax mën a. léegi aussi autorité yi ci dëkk bi. ku ci ne. maa lay woo pour nga wut livre bii. man defuma cérémonie de dédicace. ok pourquoi bu ma koy def it du léegi parce que. waxtaan naa ci ak sama éditeur. conjoncture bi permettre ñu def cérémonie de dédicace fi mu ne nii. ok yaa may dégg peut-être dans quelques mois. incha allah bu yàlla may fekkee te ak tal dinaa ko jéem programmer. waaw kon nag dama leen di woo pour ñu jënd livre bi mais pas pour ñu parrainer quoi que ce soit. ok. voilà mais ku jël mais ku ma ci kenn. mais volontairement nag ku ko bëgg a def rek dama la ko wax. dama ne am na ci ñu ma waxal ñu ma ci woo. am na ci ñu ma jot. waaw am na ñu ma jotul. ok mais pour wax leen ne rek ku ma jot ak ku ma jotul du pour nga parrainel ma. ëllëg sama cérémonie de dédicace. ok dama bëgg mu leer. daa may dégg am na ñu ma wuyu am na ñu jënd. daa may dégg yow da ngay woote rek pour ñu jënd. waaw pour ñu jënd rek mais pas parrainé. waaw parrainé nañ ñëw jënd. waaw ak nombre bu ñu mën di jënd. lu ñu jënd baax na. ok Lamine Gueye nag jënd na. benn la jënd wala. beral na ma loxo daal. benn la jënd wala. déggoo li ma la jënd na. mais père nag xam nga lu baax aussi doo ko nëbb. du ma ne jënd ma ñaar wala ñett. mais jënd na ma waa père ku def lu baax. je crois déggoo li ma la doo ko nëbb. bu ma la citalee Lamine Gueye ne la. waaw jënd na. jënd na. waaw waxuma la ne benn la jënd wala ñaari jënd mais. temps la jënd du ma la ko. mais du ma la ne. ay yow xanaa jaayoo rek. defal ndànk ba nit ñi xam ni yaa ngi ci am xaalis quoi. defal ndànk kii damay ñaan yàlla. dama cee sonn. sama matière grise. pendant plus de 10 ans dama cee liggéey. waaw daa may dégg. seenu ma ci xaalis. waaw mais lu ma ci yàlla wërsëgale. ma jël. nuñ ma ci mayee xaalis mooy nañ ñëw jënd livre bi. waaw c'est vrai. je les appelle à l'achat d'un livre bu doon benn livre la ñu jënd ko muy citoyen bu dee ci xombal bu doon benn livre nga jënd sax baax na di nga tax nga xam li nekk ci livre bi noonu rek laa leen woowee. mais Lamine mënoo wax nombre bi quoi. non non non. mais daal je le remercie en passant. comme je remercie. ginnaaw yaa ngi koy remercier les autres. dafa jënd 30 wala 50 livres. de toute façon je remercie. non dafa mel ni jënd 50. waaw mais aussi. bu jëndee 50 aussi mais wax ko rek loolu tamit dina tax mu sawar aussi. peut-être li ñuy wax du demee ni ci. non 50 la 50 livres. Lamine Gueye su ko jëndee mais neel jënd na 50 livres. su jëndee benn jënd na benn. du ma ci wax du ma ci dugg. kon jënd na lu bari waaw li tax nga nëbb ko rek côté ko. kon Lamine li mu jënd bari Honest boobu li mu jënd. déggoo li ma la Lamine laa cité. Honest jëndul moom laa cité ñëpp naa ko woon naa leen. mais Lamine daal mu jënd. waaw Lamine daal moom laa war a mën a remercier. mais sëñ Mbacke war naa ci jënd en fonction li mu jënd. sëñ Mbacke. dama ko bañ a remercier en fonction li mu jënd. non sëñ Mbacke jënd sëñ Mbacke jënd foofu laa mën a yem nag sëñ Mbacke jënd. foofu laa yem. sëñ Mbacke jënd na wala jënd. ma ni foofu laa yem. mais père pourquoi nga wax Lamine Gueye maa ngi koy remercier woo sëñ Mbacke remercier woo Honest remercier woo Demba remercier woo ay mbër. déggoo li ma la wax nee naa la ñëpp ay acteurs. déggoo li ma la wax dama la ne. waaw woo naa acteurs politiques yi ñi ma xam ñi ma mën a wax ak ñoom. woo a xambal yi. dox naa sama tànk. dem wane ko. dans les établissements. sama xarit yi ma wan leen ko ñu su ma dajal ci mbedd mi ma wan la ko. ku ma xam. wan la ko. Amérique ñoom ñëpp réagir nañu du ñëpp réagir. mais réagir nañu xam nga bu ma newul mbëru tudd ma ko mu yegg sama livre. waaw su ma nee Pape Mboup mu yegg sama livre. waaw mais Serigne. sëñ Mbacke Magaye déggal pardon Lamine Gueye. pardon su ma neexee remercier ko parce que li mu seq ak man la. ok
moo tax ma tudd ko mais du caagi ne ku ma waxul loolu ni ma def Lamine que da nga jëndul livre bi waxuma loolu de ok comprendre nga ni ma waxee. non ñi seetaan ñooy comprendre. voilà man li may laaj ñii laa koy laaj. voilà man damay laaj rek pour nit ñi xam lu leer kon daal mel nañu jàpp ni sa kàddu bu mujj jeex na wala. waaw sama kàddu bu mujj mooy damay sant samay waajur bu baax. daa may dégg. li ma mën it di ko def nee nañ derrière tout homme y a une grande dame. sama yaay. sama soxna. non ak sama yaay. sama yaay. non man sama yaay man. waaw d'accord jëli naa la waaw jëli naa la. sama soxna laa fi nekkal. mu di ma muñal. muy metti mu toog mu neex mu toog. sonalu ma ci dara di ma jàppale bu baax. livre bi sax maa ngi ko ci tuddee hôtel Chez Binta. am na bu ñu tuddee hôtel Chez Binta. moom la sama soxna la. nga bàyyi ba fin bi soog ko tudd. di ko sant émission dafa koy ubbi. yàlla ak yonent bi. ak say waajur. boo koy tëj ko ci tëj ko ci njaboot gi. ndeysaan allez-y. waaw continue ci maire bi nga nekk di hôtel bi. sama yaay maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla mu gën fee toog mook sama tante Rokhaya Fall ak sama papa nag Moustapha Ba nga xam ne sama wóolare papa la woon. waaw góor gi baax. ma di leen ñaanal ñoom ñëpp. yàlla yokk seen i fan. amiin bàyyi leen ci njaboot gi parce que lu baax rek la ñuy déggal. njaboot gi. ma ñaan yàlla jubóole leen. amiin def leen njabootu lislaam. amiin ubbi leen xéewal. mu ànd ak wërsëg. yàlla bàyyi ñu fi ñu ñëpp. yow nag li ngay liggéey. yàlla na ci yàlla gën a dooleel. ubbi la nga mel ni ñoom Youssou Ndour. amiin sa équipement moderne perfectionné. merci yàlla defal la ko. amiin parce que li ngay def ci dëkk bi. gis nañ ko barki démb rek yaa ngi dem ba Touba. kon nag loolu dañ koy bégee. merci. voilà yàlla yokk saxal sa métier. waay amiin waay kontaan naa nag trop ci seet si bi. jërëjëf. parce que nekk naa xombal. politique fi ba bàyyi politique. waaw maa ngi doog a jàkkaarloo. média télévision xombal. TV tey bii ak benn yàlla may na la bari. jërëjëf merci jërëjëf sama boy bi Papa Diaw la tudd. mooy technicien bi. waaw Papa Diaw. waaw ñu koy remercier mooy King Business. waaw kay Papa yàlla na la yàlla yokkal xéewal. amiin yokkal la ci. caméra moderne yi. amiin waay. yokkal la say garaat. jërëjëf ñaan gi yàlla accompagné Jules. amiin yàgg. jërëjëf. merci beaucoup ñaan gi yàlla na ko suñu borom nangu yéen ñi seetaan nee leen amiin waay xam naa wax ngeen ko bu yàgg yàlla na suñu borom taxawuñu dëgëral ñu bu baax ci li nga xam ni moom la ñu nekkee mooy nekk ci audiovisuel jéem ci góorgóorlu lépp lu ñu mën ak tamit yëngal génne feeñal lu nëbb woon ñu bare bari pour nit ñi may ci jariñu xam ni mbir mi nii la doxee livre bi gis ngeen ni ñu ko tojee am na lu bëri lu ñu ci waroon wax mais suñu jukke woon lépp joxe ko jarul ñu koy jaay te ginnaaw moom dégg ngeen ñu wax 10 ans la nekk ci livre bi faaw ñu am lu ñu côté am ñu jokkee rek pour ngeen daw jënd livre bi jënd ko 4000 francs la koy Père Mamadou Ndiaye di jaay kon daw leen ñëw participer ci livre bi nga xam ne bind na ko surtout nag les enseignants vacataires et volontaires ñooñu wax dëgg yàlla Père remercier na leen te mooy seen avocat ci livre bi dégg ngeen ñu mu leen di défendre bëgg na daal ñu yemale ñëpp ba jox ñii lu 50% jox ñii 25% loolu la d'accord moom dafa bëgg ñëpp yem même pied d'égalité loolu tamit lu am solo la kon livre bi dégg ngeen Père li mu ci wax lépp mbokk yi kon xam na Père dafa am loo ci bëgg a sànni. am na lu ma bëgg a sànni. waaw rapidement ma tëj. parce que samay rek jiital nañ ma. sama rek bu ma rakkee sama rek dama maasale ñëpp. waaw parce que dama fi nekk sama tante nekk fi sama yaay. waaw jiital nañ ma ci lépp. def nañ ma seen magu bopp. ndeysaan kon nag danaa leen ñaanal yàlla. danaa leen yàlla gën a bàyyi. gën leen kër wërsëgal. ñoom ñëpp. sa rak yëpp xam naa niñ ma taxaw. ñi nekk Sénégal ñi nekk Sénégal ñi nekk bitim réew. ñëpp. jërëjëf yàlla may wér ak wér leen. dafa mel ni kontaan nga. kontaan naa trop. vraiment bëgg naa. parce que daaw ni nga waxee nii sax dama soo ko waxee. ñu bëri sax dinañ ne mais monsieur Ndiaye fépp na léegi. dafa mel ni est-ce que du la poussé nga takkaat jaaj ji. waaw xëy na politique bi moo téye woon. mais dafa mel ni mën ngaa jaaj. léegi libéré wu naa est-ce que doo takkaat jaaj ji. déedéet loolu moom bu ko xalaat. jërëjëf mbokk yi kon loolu foofu mu nekkoon émission Gësëm tey ñu amoon na gan gu mag gan koo xam ni takkate fi noppan tànk premier adjoint au maire muy Père Mamadou Ndiaye premier adjoint gis ngeen ko waxtaan wi ni mu déroulé première partie politique deuxième partie livre bi la doon waxtaanee Papa Diaw moo nekk ci caméra bi seen doom seen xarit Souleymane waaye balaa ñuy tëj rek damay remercier bu baax sama sœur yi
ak sama frère yi Pape Sow Ndiaye sama frère la sama xarit la Daba Ndiaye ñoom ñëpp ay Marie Ndiaye maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñoom samay rakk lañu bu baax du ma ñëw ba ci kër gi te santuma sama maam bi moom sama mère bi fi ne muy mère mère Yumaane mère la boo xam ni fu ma gis damay gis affection bi mu am ci sama diggante ak moom baax lool lu baax lay lu yiw la mère bi dañ koy ñaanal yàlla may ko gudd fan may ko wér bàyyi ko fi lool parce que nag du ma ñëw ba ci kër gi te du ma leen sant du ma leen gërëm waaye nag damay sant aussi mère Aïda Ndiaye Touré ñi nga xam ni ci wet gi ak monsieur Touré ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax ndax samay nit lañu ak mère Maram Ba mbokk yi foofu moo nekkoon émission gësëm caméra bi Papa Diaw seen doom seen xarit Jules Souleymane jaa ngeen jëf ci beneen numéro Khombole TV Khombole Bénthiene King Business dans la palais merci beaucoup jaa ngeen